muy BEI-AO Sénégal CBAO laajteel ci opérateur sénégalais li ma jiital mooy dimbale homme d'affaires sénégalais yi dugg ci biir Sandaga bi xuus ba mën leen a dimbale ñu am ndax booba banque commerciale yëpp ay banque tubaab lañu woon kazalika bi ma demee ca banque sénégalo-tunisienne noonu biñ ma dénkee Attijari li am solo nekkut ci diw am na wala diw musuta ñàkk wala diw mi mu ngi ci donkaas yi loolu amul solo kii kan lay dimbale bu toogee kan la mës a dimbale ci dëmbam itam loolu am solo kon ñu war a gëstu loolu xàmmee loolu mais da nga wax léegi ne président dafa war a jaamu soxla askanam mu def comparaison ak Emmanuel Macron ñu bari jàpp ne c'est le président des riches amul empathie maanaam du dugg ci toog place u askanam ba mën a xam lu ñuy yëg ak lu ñu dul yëg fuy metteeg fu mettiwul Abdoul Mbaye à tort ou à raison ñu bari dañ la peindre noonu gis nañ sa benn image ci weeru koor gi nga nekk ci benn car rapide di joxe ndogu ci bus yi mais commentaires yi boo ko xoolee ak Sénégal est-ce que gis nga commentaire sénégalais ci loolu commentaire yi yenn yi am na benn morom sax taskatu xibaar yi am na lu mu ci wax bu fekkee ne li nga gis tugal ngay indi di nga gis tugal it ñiy campagne di dugg ci marché yi waaye bu campagne jeexee duñ fa dugg li am solo mooy ki ngay waxal ki ngay nuyu waxtaan ak moom wax naa la sànq ne politique li ci gën a am solo du lan laa ciy am politique li nga war a jiital mooy yeete bi nga war a yeete askan wi te bu boobaa nag nga fekk ko këram dina mën a ne nga dugg ci kaar waxtaan ak ñoom dina mën a ne nga toog ci mbedd mi di joxe ndogu dina mën a ne waaye boo jógee war a taxawal programme li am solo mooy bul des sa néeg jël sa stylo di bind programme xam nga ñu li ñu jëkk def bi may soog a taxawal parti bi ba ñu dénk ma ko mooy financement enquête nationale ci kaw lan jéem a xam war a xam li nga xam ne lii mooy priorité ci askan wi priorité ci askan wa ca gox ba priorité ci askan wi au niveau national loolu nag li mu daal di indi leer lii priorité maanaam li askan wi bëgg li nga xam ne li moom la jiital ci lu ne du ay teer ak i leneen dañu ne xiif dañ ko xeex dañu ne sécurité dañ ko war a faydaal dañu ne jàng wi ak santé dañ ko war a faydaal faju loolu ngay jël yàlla may la xam-xam boo xam ne mën nga ko indi ci biir programme loolu mooy ci stratégie bi mais image u Abdoul Mbaye dafa tubaab la booy wax olof sax am na ñoo xamante ne danaan mais moom dégg na olof de et puis am na leer na image boobu noonu est-ce que pour yow dañ na jeex na non jeexut waaye bañu ma ko daj ni nga ko waxee bu ma làkkee wolof ñu ne ndeke kii dégg na wolof. su bëggee wax sax fanweer buñ ma gisee ca jumaa ja ne kii ndeke day julli lu ma ci mën nañu des ca loolu waaye. peut-être nga wax ñu tuuti sa enfance que ne enfance su sénégalais yëpp la jàng nga école d'accord réussir nga école mais tamit bii nga égaat wala je sais pas. def nga benn foo boo xamante ni ñëpp def nañ ko. mais. xam nga li nit yi di fàtte itam mooy sama waajur ja yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana bi muy door carrière am mais instituteur la mës nga gis këru instituteur bu naat muy door carrière muy naat lu ne fa man damay faral di waxtaan ak sama yaay dañuy faral di waxtaan ak seen yaay mu ñuy nettali démb ni mu metti woon mais mu daal di duggaat lycée nekk fa surveillant li mu doon fayeeku ci surveillant loolu moo doon dundal kër ga jàll bac dem université jàngaat waaw nga foog ne loolu yëpp lépp yomboon lépp neexoon jaar papa la mais bi ngeen doon jàngi lan ngeen doon jël chauffeur moo leen di yóbbu wala car rapide ngeen di yéeg wala ngeen dox jàngi non yàlla def na bi ñuy jàng musuñu sori
fi ñu doon jànge booba moom école bu soriwut fi nga dëkk yomboon na loolu moo indi ma ñoo soxlawuñu oto soxlawuñu. mu ngi wax léegi bi ngay wax fanweer assemblée. mais man am na. benn góor du ma wax ne dafa am en fait yow yaa wax le wolof châtié ñetti fukk au lieu de fanweer. bon loolu classe nañ la si sax mais il paraît que Abdoul Mbaye li mu wax mooy olof bi nga xamante ne. loolooy wolof bi loolooy wolof bi. ñetti fukk ay wolof. mooy wolof bu baax bi. mooy wolof bu baax bi. yéen da ngeen ñàkk xam sax ba pare di tooñ ko xam. mais man non kii moom. non Pape Cheikh defe naa ni moom comme man la rek dafa réeroon rek après lañ ko woon ne ko ñett fukk bi nga wax dëgg man soose la. ba noppi nag mu am lu ma ci war a teg. munoon na doon yoon. sama wolof bañ a neex wala ma bañ a dégg wolof. ndax man ki ma nampal malenke la. wolofam ba tey sax nii la demee moom bambara lay lekk. mais sa waajur jigéen. lu tax nag ñu war a jàpp rek ne diw dafa war a lakk wolof kut ko kut. ba pare buy lakk ñu naan ko non mais ni mu koy waxee ak waaye non. waaw leer na ni dégg nga wolof loolu moom leer na mais bu ñu delluwaatee ci Macron xëy na dafay ndur lu sori mais lu jege la tamit ndaxte léegi ak télévision ak média yi lu xew France dafay feeñ fii dafay feeñ fépp. lu xew fii tamit feeñ feneen Macron exemple bi mooy di ne dafa teel a ñëw ci nguur à 39 ans ñu jàpp ne dafa bokkoon ci système bi nekk ci milieu finance ak yu mel noonu ñu pistonné ko mu nekk ci nguur gi français yi jàpp ne xamul lu ñuy dund mu teg leen taxe yoo xamante ne àttanoon luñ ko ñu taxaw ci mbedd mi xeex ak moom léegi Macron dellu si na ginnaaw ne léegi moom mu ngi yëg li français yi di dund mu ngi yëg seen mettit te dina ko taxaw ci saafara ko jàmm seen soxla loolu noonu politique d'empathie boobu du Macron rek bari na ñu koy reprocher fii ci Sénégal yow foo si toll ci yëg li askan di dund xam ban heure a jot Sénégal. gis nga yaakaar naa Macron juumut boobu juum sax ndax moom dafa taxawal programme ñu voteel ko ci loolu yaakaar naa sax ñi ko voteel li ñu bëggoon mooy ki toogoon mën a dem sama xarit bi François Hollande kooku dem mu toog jàpp nag ne li nga xam ne lii moo nekkoon ci programme am moom la war a doxal mu doxal ko kon jiital na naa des ci li ma waxoon loolu qualité la ci politicien waaye mu mujjee feeñ ne am na ñu ko bañ ñu bañ loola ci mais loolu politique la itam boo gisee ne yaa ngi tegu ci yoon bu sa askan nanguwut ba boog xëy na ni nga ko waxee woon gisewuñu ko woon noonu nga daal di jubbanti mbir mi dem ci beneen yoon loolu mën na ne waaye ñu dellu si ci ndax yaa ngi indi Macron financier homme riche et cetera daa jàpp ne Abdoul Mbaye c'était un banquier ak loolu gis nga li am solo itam ci réew bu ñàkk man de moom la yaakaar yow boo amoon bool boo def ginaar bu xonq cooy lakk ko nga war ko dénkaane 4 heures de temps am foo dem dellu si boo koy dénkaane ndax da ngay dem uti ji ku xiif dénk ko walla ku regg nga dénk ko kon non li ma ci bëgg a indi mooy jàpp rek ne kii soxlawul jël ci politique soxlawul alal waruta politique waruñu ko dénk suñu réew wala waruñu ko dénk gox mais kooku juumte bu rëy la moom kay booy dénkaane lu noonu mel na nga ko dénk ku regg ku suur waaye boo ko dénkee ku xiif dina jeexal sa ginnaaw gi wala mu cof mais boo ko déggee ci programme am dafay wax ni ki moom restaurer valeur yi ñu jëlee fi xiif dañ lay dégg très souvent nga koy wax mais jëlee fi xiif comment nan ngay stratégie bi la lay doon pour mën a atteindre sa objectif. waaw léegi ñu dugg ci suñu programme yépp ñu ngi ko tënk door ko ci jëlee fi xiif doon priorité numéro 1. comment priorité bi jiitu teg ci itam wàññi ñàkk bu metti waaye balaa may dugg ci programme yi ñun li ñu jiital ci suñu biir programme yi mu ne ca mooy am na solo ñu seetaat ci suñu njiit ni ñuy
jëfalanteeg dëgg ndax wax dëgg am solo doon nitu dëgg am solo ndax programme ak li muy rafet ak li muy neex bu fekkee ne ki ko yor ne Sénégalais yi lii laa leen di indil du nitu dëgg gisuñu ko ci moom jëfu ko programme bi bés bu toogee rek teg ko fële indi leneen sañ naa wax ne loolu la ñu dund ci programme yi yoonu yokkate fàttalikul la patrie avant le parti ndax dund nañ ko tey gouvernement de 25 ministres ndax dund nañ ko tey gestion sobre et vertueuse des affaires publiques ndax dund nañ ko tey reddition des comptes am na wàll buñ ci gis waaye kumba am ndey kumba amul ndey lañ fi indi kon looloo war a jiitu léegi nag xeex xiif ak ñàkk bu metti am na ca dëkku kaw yi am na ca dëkku taax ca dëkku kaw yi li ko mën a dindi mooy fay daal mbéy fay daal càmm fay daal napp itam loolu yëpp bokk ci li ñuy wax agriculture secteur agriculture ci wàllum compte national loolu nag ñu am ci lu bari loo xam ne dañ koy indi mu war a yokk li ñuy wax rendement maanaam boo amee hectare boo génnee fukk nga mën ci génnee fukk ak juróom ak lu noonu mel loolu itam li koy indi mooy nga fay daal lool jiw boo xam ne dafay doon jiwu certifié loolu deñ na fi ñu ngi koy delloo si ndànk-ndànk waaye deñ na fi ci kaw mbirum politique jàpp ne dañu war a boo desee ca gerte ga dañu bàyyi jiwu certifié indi li ñuy wax jiwu sélectionné opérateur semencier yi di def li leen neex ci kaw lan ci kaw jël loo xam ne gerte bu ñu béy la rek du jiwu certifié di ko jaayaat mu ñuy jiw te loolu boo ko defee ñetti at nga ciy teg rek gerte gi du amati indi engrais dëgg la di ngeen di dégg di ngeen faral di dégg ne engrais joxe nañ ko kan nañ ko jox ndax li ñu joxe doy na ak ca ban waxtu lañ ko joxee loolu yëpp ñu war ko seetaan war a suqali mbéy itam war nga indi équipement boo xam ne day wàññi coono béykat ndax li mu doon def moom kenn mu ak fukki nit xëy na waaye te mu indi lu néew ñu mën ko def ci moom kenn walla ñaar te mu indi lu ëpp li mu doon indi loolu mën na indi nga commandé tracteur waaye bu boobaa benn na la wóor ne tracteur yi la béykat bi soxla ki yore 1 hectare ak 2 hectares nekkut ak itam tracteur bi ngay indi ndax njëg mi néew na ba mu mën ca jot. mbay moom waaye indi nañu tracteur yoo xam ne neex na la trop mais mbay saa yoo ko tuddee ci plateau yi. waa ministère de l' agriculture tontu Abdoul Mbaye ci saasi. souvent ci tontu yoo xamante ni sax yuy xaw a ñagas la pour nee nañ dañuy recadrer Abdoul Mbaye mais agriculture est-ce que du foofu bokk na fi Macky Sall amee doole. loolu dinañ ko seet bu élection yi ñëwee gis nga. ñoom dañu ne li indi ñu ñaan Abdoul Mbaye dafa leen ne 1,4 million tonnes arachides mënatu ne. Abdoul Mbaye daf leen teeloo wax ne autosuffisance en riz mënatu ne 2017 maa leen ko wax ñu ne dina am juin 2017 lu ñu wax da nga koy fàttali ministre de l' agriculture ca boppam moo ne mënut a ne 1,4 million tonnes ci gerte spécialiste boo fi indi yëfu politicien moom ndax man dama bokkoon ci ñu doon financer campagne agricole xam naa ci dara 1,4 million tonnes arachide gerte mënu fi amu fi boo ko déggee du dëgg amu fa. donte ne experts yi dañuy indi ay FAO yu mel noonu ñu confirmer wax def ko de presse ne ay record lañu am ci récolte yëpp déet bul gaaw ci loolu. am na ñoo xam ne statistique officielle la ñuy jàpp organisation internationale li ñu wàcce bi ci biir naan lii am na lii amul ñoom dañuy xool gis nangu li nga leen wax waaye boo nee campagne bi gerte gi jëm na ba 1,4 million tonnes loo xam ne musuta am ci Sénégal musuta am record absolu
mësuta am bi nawet di neex, mësuta am bi suuf di baax, mësuta am ci encadrement am doole lool doon dimbal lool ci béykat yi. nga jékki-jékki rek ne jógee nañu 1 million de tonnes jàll nañu 1 million 400 de tonnes 40% loolu fan la mën a ne waaye ba tey li am solo mooy li Sénégalais yi di dund ak li ñuy wax amul foo te yàlla xam na ne maa ngi wër dëkk bi amul foo xam ne dem naa fa ba ñu ne lii ñuy wax ne am na ci gerte gi am na amul fu ma dem ca dans la vallée en particulier nag war ko wax foo xam ne dem naa fa ba ne yaa ñi nee nañu ceeb bi bu doon benn ci ñaari at yi wees ren ñetti at la ñett la ñu ne loolu amul ne dafa wàññeeku dëgg la ñu ngi waajal ay suuf loolu am na waaye li ñuy wax ci ceeb bi li ñuy wax ci gerte gi dafa amul te nag faw bi nga doon tudd muy ONU ñoom ñoo ko wax sax ne attention te loolu itam bokkoon ci lu ñu wax lu ñu waxoon ñu bañ ñu gëm ñu ne attention xiif a ngi am Sénégal xiif am na Sénégal xiif am na Sénégal te Sénégal mënu ko faj. xiif am na Sénégal. mais wax nañ ko. mais waa sécurité alimentaire en juin 2018 bind nañ ko ci rapport. kon loolu kenn mënu ko weddi. boo jàppee waa sécurité alimentaire de weddi nañu kàddu yooyu. ñu ne. weddi nañu kàddu yooyu que xiif am. mais weddiwuñu ko ndax premier ministre ci boppam moo ilif. benn daje. insécurité alimentaire de distribution de vivres loolu kay mënul ne. mënuñu ko weddi. weddi nañu ko. loolu dafa am. wax nañu des nag ca weddi li am solo mooy Sénégal yi li ñuy dund moo tax it sax man gis nga. suñu campagne ak suñu politique. bu ñu ootee ba noppi ci lii moo tax seen dund jafe lii moo tax seen jàng doom yi jafe lii moo tax bu ñu jàngee ba noppi du ñu am liggéey lii moo tax bu ngeen bëgg faju du ngeen am lu ngeen fajoo bu ngeen ko gisee mais bu ñu paree ci loolu liñ leen di wax mooy képp nag koo xam ne ci juróomi at yi wees yëg nga ci sa dund yokkate lu doon jafe wàññeeku votel Macky Sall ñun loolu bañuñu ko. naat bii ñuy wax ne am na ci àll bi ci kaw mbéy bu neex. bu fekkee ne dund ngeen ko votel leen ko ñun amuñu ci problème ci loolu. mais Pache bu ñu ko dégloo di wax rek wax na programme moom ci tënk rek ci wàllu mbay mi pour jëlee fi xiif mais tey bu ñu ñëwee ci wàllu. santé éducation formation professionnelle lan ngay proposer comme solution. bon benn bi xam nga danga ma dog sànq waaye waxoon naa la ñaar. benn bi mbéy mi mu wàññi xiif ca kaw ga. naatal mbéy itam dina wàññi njëgu dund. naatal mbéy dina mën a indi li nga xam ne lii ñu ngi koy liggéey ca kaw ga mën a dundal nga des ca dëkku taax mu des léegi naka la ñuy wàññi ñàkk ci dëkku taax loolu nag moom lañu indi ma jàpp ne lu bees la ci ni ñuy gisee émergence su Sénégal te muy xam-xam boo xam ne dafa jógee ci seet rek li am feneen munoo toog ci réew boo xam ne li ci ëpp ay entreprise yu ndaw la ca secteur informel te nga bëgg a indi émergence te doo leen faale moo tax it ñu jàpp ne artisanat la ñu war a faydaal di ko dimbale di ko màggal ba mu jógee ca artisanat muy ñaw di menuiserie bois menuiserie métallique di tëgg urus di transformation céréale locale ak jigéen ñi ñu ngi koy defee ci seen i mbootaay loolu yëpp ak yeneen ak uude nga màggal loolu ci kaw stratégie boo xam ne xëy na bu ci xajee ñu mën ci dellu si yóbbu leen ci li tubaab di wax semi manufacture ak manufacture koo xam ne ki bu ñu desee ca uude ba bu doon def ñaari dàll bés bu ne
nga dimbale ko ci jaarale ko ci village de métier loolu yëpp duggal nañ ko ci suñu programme ba mu mën a def fukk ba ñaar fukk ba ñett fukk ba juróom fukk bu boobaa day daal di doon semi manufacture ba mën a jàll ca industrie loolu di benn waaye nag loolu bu amee it tudd nga formation professionnelle dinañ soxla dooleel formation Sénégal jot na itam ñu bàyyi di duggal alal bu dul jeex ci éducation ak formation boo xam ne daanaka du amal njëriñ ci ko moom. comment ça. formé nañ ma aw ma liggéey. kon nañu jiital formation au métier formation au métier loolu la ñu nar a jiital loolu la ñu nar a faydaal ànd ceeg ay dëkk yoo xam ne ca dëgg-dëgg am nañ ci ay résultats yu. ok mais ñoom fi mu nekk nii ñu ngi waaj a dellu ci groupe consultatif ak seen PSE bi plan Sénégal émergent yaa woon ci biir biñ koy door. dëgg la. maa ngi woon ci biir biñ koy door bokk naa ci ñi ca liggéey. waaye li am mooy plan Sénégal émergent doxaluñu ko. plan Sénégal émergent de phase 2 bi ñuy wax. mooy dañuy dooraat rek phase 1. phase 2 amagul. phase 2 bi xam nga moom la ñuy dox ni di étude di ko financé. ma ne phase 1 bi moo amagut phase 2 la ñuy bëgg a teg ci yoon. nañ seet ndax dinañ ci àgg. mais souvent succès la ñuy am bu ñu demee fële dinañ signature Sénégal baax na ci Macky Sall et puis mu ngi brassé ay milliards yoo xamante ni mu ngi dikk ëllëg gu neex a neex entre 2019 et 2024 succès la doonoon bi nga fa nekkee ñoom succès lañ jàpp ne la ñuy jëlewaat Paris. am na loo xam ne tegoon nañ ko ci yoon fii ci Sénégal en 2012 2013 xam nga ndax yaa ngi koy fàttaliku ba am ñuy wax ne banque xaalis amatul ndax banque yaa ngi ñu ngi day toog ci kees et cetera dañ daan defar loolu moo duggal Sénégal ci ay notation yu baax am na loo xam ne itam ci dëgg-dëgg te wax naa ko dëgg la wax naa ko ci agriculture waaye mën na am feneen itam donde feneen fa awma ci lu wóor waaye lan la ñu dund dañu ñëwaat rek ci li ñuy gis li nga xam ne ñu ngi ciy teg suñu bët problème de trésor yi amul problème de finance amul yow boo ne les caisses sont pleines tout va bien patati patata génne sa ay chiffres ñi ci dimbale la ci waaye li wóor ba wóor jóg nañu di lebiwaat jotoon nañ fi wax itam moytu leen ci li ngeen di leb bitim réew ndax dina mës a doon coono ci budget Sénégal te moom la ñu dund tey boo jëlee réew yi nga xam ne bokk nañoo ak ñun Union économique et monétaire ouest africaine maanaam CFA bu Afrique de l'Ouest ñoo ca ëpp li ñu leb boo jëlee li ñuy fay ci bor ak ci intérêt yóbbu ko ci li Sénégal am ci alal ci richesse mais loolu xëy na du jafe-jafe tey ndax da ngay jóg rek di lebi ji waaye dina doon jafe-jafe ëllëg te ñu ngi koy commencé dund seetal li étudiants yi di dund am na loo xam ne mënuñ leen ko ñoom réponse bi ñuy faral di joxe moom mooy lépp moom mënul ñàkk France moo ëpp bor ñëpp Afrique tamit réew yu mag yëpp amuy bor li am solo mooy boo lebee fan nga koy dugal te ñoom fi ñu koy dugal am na solo ci askan wi mais loolu am na li nga jëkk wax am na li nga mujjee wax amul ndax ci dëgg-dëgg junney milliards yoo xam ne duggal nga ko ci TER damay jox rek loo xam ne li dafay firndaal li may wax li ci ëpp ci junney milliards yooyu nga leb ko benn war ko fay ak ay intérêt yu diis ñaar fekk taamu nga loo xam ne mën nañu jàpp ne du priorité ci Sénégalais bu fekkee ne suñu réew xiifa fi nekk ñett
nga taamu projet boo xam ne li ci ëpp ay entreprise yu bitim réew ñoo koy mën a liggéey maanaam da ngay leb lu jógee bitim réew ëllëg nga war ko fay waaye yaa ngi leb loo xam ne itam day génnaat réew mi fay entreprise yu bitim réew li des ci Sénégalais yi war ko jëriñoo lu néew lay doon mooy valeur ajoutée locale moom la ko économiste bi di wax. du xel. valeur ajoutée locale bi day dal di néew kon man munuma jàpp ne kooku kenn du fexe ba ma nangu ko munuma jàpp ne projet bu noonu mel priorité ci réew mi ak yeneen xoolal ñuy wax palais de nouveau palais présidentiel boo ko jëlee li mu nar a jari jeexal na classe provisoire abri provisoire maanaam boo jëlee alal boobu di ko tabaxee ay classe yu école mais abri provisoire dootul amati te li nga xam ne lii moo dox diggante palais présidentiel ak abri provisoire moo di ne booy tabax salle de classe fondation brique mur palanteer ak i bunt teg ca tool ca kaw wala leneen wala daal mais chef maçon sénégalais boo ko dénk mu mën ko jëf mu mën ko defar te bu boobaa alal bi ci ñun lay des ci Sénégal lay des waaye boo jëlee alal boobu duggal ko ci palais dooree ko ci architecte tudd nañ ko yaakaar naa du architecte tout sénégalais benn déjà loolu dem na li ngay jënd li ci ëpp fa lay jógee ñëw bitim réew lay jógee kon leb bi ëpp na fi ñu koy dugal amul maam. waaw góor voilà. donc suñu la déggee ngay wax rek Sénégal bu ñu continuer rek ak PSE bi mënuñu atteindre suñu objectif d'émergence fii ak 2035 ko ñoom ni ñu koy waxee. gis nga PSE ma tontuwaale ci sax Pape Cheikh li mu bëggoon a indi li mu jàpp war a mën a indi mooy émergence économique. kon boo toogee ba war a seet ndax ñu ngi ci yoon wala àgg nañu fi ñu bëgg a jëm da ngay daal di seet ndax émergence am na am déet war a xam nag itam luy émergence ñoom ñu ngi juum dañu jàpp ne émergence taux de croissance la maanaam koom-koom bu ñëw rek di yokku indi ko nag loolu xam nga tabax la ñu ngi ko indi ci ñu doon wax sànq mbéy boo xam ne naatal na àll bi patati patata ak yeneen waaye émergence du loolu émergence tubaab bi ni mu ko waxee mooy transformation structurelle de l'économie ci gàttal mooy réew boo xam ne koom-koomam àggut ca émergence liñ fay faral di gën a gis mooy ñàkk industrie kon ñu war a màggal industrie ba boo ko duggalee ci koomu réew mi yëpp day ëpp doole agriculture ak tertiaire maanaam mbéy ak lépp ci commerce ak yooyu mais loolu amu fi kan nga gëj a dégg industrie bu ñu ubbi Macky Sall dig na loolu moo tax ñun ñu ne ci suñu programme dinañu indi émergence waaye ci kaw gën a fay daal artisanat jëlee artisanat ci fa mu ne yóbbu ko ci industrie am na solo temps bi mu ngi dem kon Abdoul Mbaye gànnu toog de Sen TV moom nee na bu dee yéen waa Sénégal juróom-ñaari at yi ngeen dund ak Macky Sall gis ngeen seen bopp moom am ci problème kon falaat leen Macky Sall bu dee gisoo leen seen bopp nag ngeen xool li ngeen def ñu marqué benn pause dem publicité ñëwaat ci plateau bi. Abdoul Mbaye candidat à la présidence de 2019 Abdoul Mbaye waxtaan nañ fi lu bari ci sa parcours ci sa programme ñëw sax ci li nga jaar ca primature mais ci waxtaan bi dafay feeñ ne primature jaar ba nga fa jaar dafay doon benn passif ci yow tey. mukk kooku duma ko mës a rëccu jot naa liggéeyal Sénégal liggéey boo xam ne ñi ci teg bët ñi ma ko seqaloon ñi nga xam ne ñi ñoo ci doon ànd ak man nangu nañ ne liggéey bu rafet la génn naa sax
tënk ci li ci ëpp ci téere boo xam ne tudde naa ko servi yaatal ko traduire lu ko ci arab yahudi fi haydil biladi kon loolu duma ko rëccu liggéeyal naa sama réew am naa ci mbégte te dugg naa ca génn ca taquma loolu moo am solo. liggéeyal nga sa réew lan nga fa réaliser lu concret. nga ne. liggéeyal nga sa réew bi nga nekkee à la primature est-ce que mun nañ jàpp rek réalisation Abdoul Mbaye yi nga xamante ni mun nañ jàpp ne rek que c'est lii que lii c'est concret. ñaar dinaa ko wax balaa may tontu benn bi doo xam ne dinaa ko jàpp ne man maa jëf man maa def ndax premier ministre njiitu gouvernement la gouvernement équipe solidaire la kon gouvernement moo liggéey ñaareel bi itam ñu war ci teg ne am na liggéey boo xam ne liggéey naa ko leneen topp ca lépp nag lu ma liggéey maa ngi ko liggéey ci programme mu président de la république wax naa ko sànq gëm li mu doon oote moo tax ma nangul ko woon war a liggéey ak moom ànd ceeg moom nekk premier ministre kon amul loo xam ne itam dinaa jàpp ne man la fekk mu doon loo xam ne engagement président de la république la woon ma di ko jéem a jëf ànd ceeg samay nawle ci biir gouvernement de la république du Sénégal li ñu jiital booba te sax ñu ngi méngoog li nga xam ne lii moom la ñuy dund tey def ko ci suñu programme ndax moom la ñu gëm li ñu jiital ca booba mooy président de la république nee na day wàññi njëgu dund bi ñu jóg ci am ci ay résultats yoo xam ne ñëpp ñu ngi koy fàttaliku li ñu jiitaloon mooy te loolu ca weer wa nga xam ne ci la ñu génnee décret premier ministre ak premier gouvernement la ñu door boobu liggéey ci conseil interministériel ñu doon taxawal président nee na dañuy jiital naatal mbéy faydaal mbéy ñu nekk ca loola bu baax a baax ba production arachidière bi yokku production céréalière bi yokku loolu yëpp amoon na jiital itam war a seet enseignement supérieur damay tënk rek ndax mbir mi bari na enseignement supérieur naka la ñuy góorgóorlu ba grève dootu fa amati am lu bari loo xam ne taxawaloon nañ ko déggoo ceeg syndicat yi et cetera et cetera li gënoon a yomb sax mooy nga dem ba ca téere ba seet la ca ne daal di ko mën a jàpp mais li gën a am solo man ci li ma yaakaar mooy ca booba tegu woon nañu ci yoon benn indi koom-koom defaraat ndax nag maa ngi fàtte sax xeex mbënd bi xeex inondation yi loolu tam nekkoon priorité tey boo gisee ay Grand Yoff ak yooyu réalisation yëpp ñu fa def génnee RN1 génnee Philippe Maguilène Senghor ca ndox ya di yore programme boo xam ne ñu ngi ko doon door di ko liggéey dès le mois de janvier ba fu ndox xaw a taa tuuti rek am ñu ñëw dindi ko génnee ko léegi moom benn ay mois de juin la ñuy xaar ba fin juin te benn conseil interministériel ak yeneen ki yeneen ak yeneen. def nga fa ay réalisation nga ne livre bi traduire nga ko en arabe. traduire naa ko en arabe xam nga dañuy faral di fàtte ne Sénégalais yi ñu ci ëpp arabe la ñuy jàng arabe la ñu xam waaye boo toogee rek di traduire di bind tubaab doo ci génn. kon Abdoul Mbaye tubaab bi. traduire na. tafhamu lughatu téereem ca arabe. tatakallamu lughatul arabi. shوية. ok boobu maa ngi koy découvrir kon que day wax arabe am na solo mais léegi dañuy dem ci keneen ko bind livre Macky Sall livre bi moom tey sax war na bon si semaine bi jànnoon na ak ñi nga xamante ni moom mooy taskatu xabaar yi pour def dédicace yi wax ci livre bi noo ko gisee. le Sénégal au cœur. waaw lu baax la loolu kay kenn mënu ko bañ waaye. liir nga loolu bëgg ma wax ci liir nga livre bi. mais loolu am na solo. mais est-ce que liir nga livre bi. mu bind wax ci xalaatam wax li mu dund. wax
wax na nu mu gisee Sénégal li wër ba wër. ak moom nu mu gisee politique nu mu jàppee politique mu gisee Sénégal nu mu gisee ëllëgu Sénégal lan la yéene Afrique wane na ni il est panafricaniste wax ci ay jaajaaram en tant que étudiant ak ñoom Sandrine wax na si yëpp daal. waaw mais loolu xam te am na lu ma ciy wax am na loo xam ne lii moom gëm naa ko man. loolu kenn du ko dindi ci man buy wax démb man na ne buy wax li nar a ñëw man dund naa loo xam ne gëm ko dina ma jafe. buy wax démb. mu ne ëllëg. lii laay jëfi lii laay def ci koo xam ne dund nag moom mu waxoon loolu te jëfu ko dina jafe ci man ma gëm loolu. wóolu ndax Macky Sall dafa mën a wax ne président Macky Sall gëmatul ay kàdduwam. voilà c'est exactement ça te man looloo am solo ci loolu laa teg muy nit sama devise maa ngi ko tibbee ci alquran kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafalun man loolu laa gëm. bàkkaarlu bu rëy ca yàlla nga wax loo xamante ni defoo ok mais moom bu dee opposition bi mën nañ dem ci opposition bi ak Macky Sall Macky Sall dafa mel ne nag Aminata Dramé dafa noggatu gaay fi mu nekk nii Abdoulaye Baldé dem na yóbbu wali sama yëpp jébbalu ji ci Macky Sall ñu ngi xaar ñeneen ak ñeneen ñuy dem ñi des ci biir ñoom Abdoul Mbaye toog ak ñooñu bu ñuy conférence de presse wala ñuy marche doo xam kan moo ci bokk ci marche bi ñëw semaine bi ci topp même seen biir wóolu wëntal Macky Sall noggatuwu leen nga yaakaar yéen ku jéggi tey. non noggatuwul non mënuma jàpp loolu dafa yore doole lii fi ak grenade lacrymogène yore alelu Sénégal di ko pasar pasare di ko joxe fu ne ku ne yaakaar ne mën nga ci am wàll te Sénégal loolu nag war nañ ko nangu itam àgg nañu foo xam ne des ca dëgg doon nitu dëgg mi ngi bëgg a jafe waaye nag xëy na jafe na ci en haut de en haut wala en haut waaye boo demee ci Kër Massar maa nga fa woon weekend boo demee ca Yëmbal maa nga fa woon weekend nitu dëgg di nga fay fekk nit yoo xam ne dara du leen jënd waaye Sénégal am na ni ñu leen a tàmmal am na loo xam ne lii tàmm nañ ko ci politique dañuy ñëw ci opposition di xaar ñu oo leen loolu am na dañuy nekk ci opposition ñu dogg ci leen ci boo ñëwulee ci man am na loo xam ne dina dal sa kaw ñu gis itam ne njiitu réew mi dafa soxor parce que xef rek mu jéem la xoqatal yóbbu la kaso ak lu noonu mel waaye boo gëmee dara da nga cay nekk des ca jiital dëgg nee nga nag sànq Ablaye Baldé dem na ak valisam am na yu mu bàyyi de ndax ci biir partem am na ñoo xam ne dañu gëm li mu doon oote moom ak ñeneen kon buy dem dina dem xëy na yóbbaale quelques valises. mais question bi li ma koy doon laaj rek ndax avant opposition bi li ñuy wax que Macky Sall dañ koy battre au premier tour ndax vous y croyez jusqu'à présent. waaw gis nga bu fekkoon ne bi mu doon wax loolu gëm na ko kon du des tey ci di jël ci opposition muy ñëw ci ñoom man de bu ma toogee ba jàpp ne ñi ma àndal doy nañu ma ba maa ngi ci 54% waaw lu may wuti ji feneen Macky Sall dafa tiit bay xamal la ko nag xam na ne élection yi benn bu ñu xasee ba jàll galgal bi mu mujjee teg muy parrainage jàll ci premier tour dina jafe ci moom loolu moo am loolu mooy dëgg loolu moo tax mu lal stratégie boo xam ne day màggal li mu xam ne moom la yor. bu ñu xasee ba jàll yaakaar na ne bu indee bu boobaa dina mën a jàll premier tour. da nga ne bu ñu jàllee galgalu parrainage. dëgg la loolu laa wax. kon
rien n'est joué pour yéen. mais rien n'est joué ndax mbir mi galgal la dañ ko teg mu jafe ñu ngi ci ndax jafe bi sax ñu ñooy saay-saay jafe bi mi ngi ci ñaar benn bi outil ji parrainage ci ñett sax maanaam outil ji ko rek maanaam nañ ko jàpp 55 000 signatures bind signé lu jafe la liggéey bu metti la fu ne nga yónnee fa ñaar yónnee foo xam ne ñoom jaar nañ fa yore xaalisu état di jënd parrainage loolu nañ fa gis kon boo ñëwee ne man awma lu may joxe ñu ne ah ñun de lii lañ ciy soxla lii lañ ci bëgg ba pare nag mënoon a yem ca 60 000 wala sax 100 000 di uti ji 2 millions nee nañu àgg nañ ca ñetteel ba loolu dañ koy faral di fàtte boo defaree sa fiche ba noppi fiche papier yi nga war ko nag duggal ci ordinateur fichier électronique kon yombut galgal la du leneen ku jóg ne 1 700 000 kii boo ko seetee ba seet. mais bu ñu capitaliser li ñu annoncé lépp 3 millions yu ñoom Macky Sall waa Benno près de 800 000 yu Bougane waa PUR tamit seen chiffre jël yeneen chiffre mais 6 millions de votants potentiels daanaka jeex na. waxuma loolu sax ndax 6 millions de votants potentiels waaye jëmal ci gann wàll gi 6 millions de votants réels waaye loolu waxu politicien la. mais contentieux nar a indi benn coow bu mag lañ jëm ci mbiru parrainage bi kan moo am lii ko amul lii loolu xeexoo bu metti la nar a doon de avant sax vote. non yaakaar naa contrôle bi du war a jafe. léegi kay contrôle bi na tegu ci yoon ndax ñun am na loo xam ne bind nañ ko conseil constitutionnel ndax fàttalikul ñu yàkkamti soppi constitution yàkkamti indi modification loi électorale bu bees yàkkamti indi arrêté ministériel boo xam ne méngawul sax ak loi bi ndax galgal bi dañ ko jafeel ba nga xam ne ñoom ci seen bopp mënuñu ci génn waaye ba tey ñu indi arrêté parrainage ba door waaye mu am la ca des mooy li nar a ñëw naka lañ koy contrôler ñu wax ci am baat nag ñi bokk mbir mi maanaam parti politique yeeg candidat indépendant yi waaye parrainage bi door na ak weeru septembre man maa ngi bind conseil constitutionnel le 30 novembre ne leen mais léegi ñu dossier yi ñu door ko yóbbu ci yéen mu war leen yéen ngeen génnee naka la ñuy doxalee contrôle bi te déggaguñu dara ci la ñu soog a yëg ne am na décision bu ñu génnee le 23 novembre xaar ba 23 novembre teg ci di ko làq alors que ci saa si lañ ko waroon la yëgal képp koo xam ne kii nekkoon na candidat à la candidature teg ca président conseil constitutionnel bi muy wax ba journaliste taskatu xabaar di ko bind ci journal bu ñuy wax le quotidien dafa ne personnalité indépendante dinañ teew bu boobaa am ñu jógee ADIE maanaam ñiy toppatoo informatique ci présidence de la république am ñoo xam ne ñu ngi jógee DAF ñu nekk ci ministère de l'intérieur ñu nekk li nañu wax ñoo ne ngeen personnalité indépendante ñooñu benn duñu personnalité personne morale la ute na ñaar ADIE maanaam ñi yore informatique kii seen ilif kan mooy seen ilif kan moo leen ilif baaxum àggaguma sax ca baaxum mu ngi lonku ci présidence de la république te mu doon candidat kan moo ilif ADIE Cheikh Bakhoum di lan di militant APR à Grand Yoff Cheikh Bakhoum teel a jóg wax je crois que c'était en mai 2018 ñun de ñu ngi nii dinañ dimbale conseil constitutionnel bu ko bëggee ba ma tontu ko woon communiqué la ñu defoon booba parti mais non yow bu ci dugg ndax APR nga laquloo ko te yaa ngi lonku ci ñi nga xam ne ñi président mooy seen njiit directement indi DAF
Daaf kan mooy seen njiit Aly Ngouille Ndiaye li mu fi wax ci télévision sama liggéey mooy fexe ba Macky Sall la gagné kon nag nañu teg mbir mi ci yoon loolu le Sénégal soxla loolu moom mën a indi jàmm waaye gisuma xeexoo ci joxe naa non donc bu ñuy contrôler nañu teg mbir mi ca yoon te yomb na personnalité indépendante am na fi ñu mën informatique te bokk ñu fenn am na fi waaye dem jëli ji koo xam ne dafa bokk ak benn candidat ba ci ñaar teg leen non loolu xel mënu ko nangu. donc suñu la déggee ngay wax élection yi jot na dara élection yi mënul les élections ne peuvent pas se passer dans la transparence pour yow daal dina am ay yëf yu sew yoo xamante ni opposition bi boo deful ndànk dinañ leen faagaagal. loo xam ne lii amagul man mënuma ca wax dara ci dëgg-dëgg. waaye sañ naa ne maa ngi njort ne lii mën na ca am boo juumee ba teg loo xam ne teguwul ci yoon dinaa la ne lii du yoon bés bu yëf yi di ñëw nag daal wax ne bindoon naa leen waxoon naa leen ni lii du yoon loolu am. foo toll ci ndax loolu xel mën na ko nangu. foo toll ci signature yi ndax. vous pensez que li ma mën a wax tey mooy mëtal nañu signature ñu ngi ci di ko duggal ci informatique. et Abdoul Mbaye au-delà des signatures ci wàllu yoon parce que tamit ci la bokk boo nee candidat nga dañuy lëñ ba lépp est-ce que jàpp nga ne tey clean nga pour ñu valider sa candidature au Sénégal en 2019. waaw moom kay dinaa ko bind lettre manuscrite duggal ko ci dossier bi loolu kay dina am. à part parrainage bi amu jàpp fenn foo xamante ni Abdoul Mbaye war nañ ko mën a invalider la candidature am. non li amoon mooy affaire nationalité bi xam naa ne moom ngay xalaat xëy na boo ko waxee dëgg la man sama yaay nationalité française la am la am man ma juddoowaale ko waaye bàyyi naa ko kon li nga xam ne lii moom la doon laajte maa ngi ci ndax dañu ne candidat exclusivement sénégalais te Abdoul Mbaye exclusivement sénégalais la mais ku jégi bu dee ci candidature yi ci boppam au-delà de Abdoul Mbaye bokk na ci candidat yoo xamante ni bokk na seen combat globalement yéen Karim Wade Khalifa Sall combat boobu dafa mel ni da ngeen ci toqi da ngeen ci xaw a doyal. non xaw ci doyal amul loolu du ñu tàyyi ci di jooy li nga xam ne li dal na seen kaw ba noppi nag di duggal ci suñu programme loo xam ne li leen dal ak ni mu leen dalee dootul amati loolu mooy tabaxal justice loo xam ne dinañ nangu ne indépendant la ndax nag am na jàngat boo xam ne war nañ ko jëlee ci ni Macky Sall doxalee nguur moom dafa bëgg ilif exécutif ilif assemblée nationale ku ne technique ci ba ilif itam li ci ëpp ci justice ba mu indi ci biir ndax nag magistrat yu am fayda am na ci biir Sénégal ba indi ci biir magistrat yi yoo xam ne ñu ne non ñun nii nañu bëggee suñu justice di dox te gisuma ci li nga xam ne lii waa UMS oote nañ ci loo xam ne lii mën nañ ko bañ kon jàngat la ak soppi boo xam ne bii dina war a ñëw ëllëg. ndax mun nañu xaar rek kenn comme Abdoul Mbaye mu lëkkaloo ak benn parti ñu ànd dem présidentielle bu 2019 ndax mun nañ ci am espoir. ah non loolu bu fekkee ne loolu mooy sa espoir kay kooku moom dina am bu neexee yàlla incha allah li indi mbir mi rek mooy li yéexal loolu mooy fii ñu toll ñu bëri dañu yaakaaroon ne mën nañu dem waaye bu ñu demee ba ci kanam tey yaakaar naa jot na tey ñi nga xam ne mënatuñu dem te ñu bokk gis-gis dinañ waxtaan ak ñoom tey laa jàppoon sax war a door booba waxtaan ba seet naka la ñu mën a def
ba ànd ci présidentielle yi. ndax ak yaakaar nañ ni ki mën nañu def poids dem présidentielle bi 2019 parce que gis nañ ni fii kii législative yu weesu vraiment bañ ngeen sax ba amoo leen représentant à l'hémicycle. mais gis nga waaw bu ma amoon benn fan ci parti dem élection xam nga kon du jaaxal kenn xaw ma représentant hémicycle dund juróom benn weer door politique musuma politique aw ma base politique musuma ko def ku ne bëgg ma daal di ñëw rek bokk ci mbir mi daal di am ay député mais non pendant loolu ñun bi ñuy dem sax te dëgg-dëgg xamoon nañ ne bon évidemment bu ñu amoon benn mu neex ci ñun kooku surprise lay doon man sax jàppoon naa du ma dugg ci toppan ci man moo naroon a dugg waaye doo tëb rek lii du jóg rek mën a daw daal di sprint c'est pas possible foog nga jàng. mais est-ce que présidentielle bi jegewul pour yéen. voilà. mais peut-être mais ma dellu si nag ci li ma la doon wax sànq. te ngeen war ko jàpp li am solo ci politique mooy yeete askan. yow loolu mooy sa contribution bi gën a am solo mooy li jiitu lépp man jóguma naan lii laa bëgg jóguma pour loolu. waaye nag boo taxawalee parti politique élection bu ñëw na nga ca bokk wéet ca wala ànd ceeg ñeneen ci biir coalition nga bokk ndax jàngat la ak itam li nga xam ne li yaa ngi ciy ootee mu jëm ci politique yoon lay doon nga mën ca jaar ñu lay dégg. mais yeete boobu yenn saay nga poser ay actes yoo xamante ni sa compatriotes yi duñ ko comprendre surtout ci sa modèle politique ak financement wu parti bi ci législative yi indi na fi woon ay coow ci contribution militants yi naka la ñuy financer seen candidature yi loolu ci mën a leeral. benn parti yëpp yi ci ëpp du benn nit mooy financer caution. loolu am na. xam lu tax rek ñu war a jàpp ne Abdoul Mbaye moom du moom ko ba noppi du parti coalition la mais coalition lu tax nga bëgg njiitu benn parti indi lépp mais c'est pas raisonnable. mais Sénégal li ñu jàpp mooy Abdoul Mbaye daf ne ay militants am nañ cotiser pour bokk ku cotiser wul doo bokk cotise pas njàcc pas. non du loolu. benn parti politique buy fonctionner li ñuy xaar ci moom mooy mu jógee ci ñëpp c'est une institution démocratique dëgg la njiit ba li mu ciy teg xëy na ñeneen du ñu ko ci teg waaye lii yoon mooy cotisation des membres vente des cartes loolu yëpp bokk ci liy indi ressource parti bi bu ñu nekkee ci coalition oote ku ne maay nekk tête de liste ku ne maay nekk deuxième ku ne maay nekk troisième nga daal di ne bon li ñuy def parti yi ak mouvement yi bari nañu mooy caution bi ndangam la léegi kii njiit lii lay indi kii deuxième lii lay indi kii troisième lii lay indi jàmm ne ñooy mënoon nañu ñi mënul sax entre nous ñi nga xam ne ñi dem nañu ba ne man lii laa bëgg waaye mënuma man maa leen tegal kon ana coow ana problème. léegi rek bu ñu ñëwee rek ci Ousmane Sonko ci tournée bu mu amal France moom jàpp na ni ki tey bu nekkee président de la République Sénégal dafay génn ci franc CFA mais xool nañ sa intervention yow jàpp bokkoo ci xalaat ak moom. waaw bu ci jiital Ousmane Sonko ndax du Abdoul Mbaye ak Ousmane Sonko dafa am ñoo xam ne dañu jàpp ne dañu war a génn franc CFA am ñoo xam ne jàpp nañu ne beneen yoon mën na am. yow bokk nga ci raar candidat yi wax sax ni ci nga xam ne am na lu ñu war a soppi ci franc CFA te waruñu ca génn xam nga lu tax ma wax loolu ndax franc CFA am na dëgg waaye union économique itam am na maanaam ñu ànd ak juróom-ñaari réew taxawal loo xam ne ëpp na téeméeru consommateur yu ca bokk munoo bàyyi loolu ñëw des ca 15 millions de consommateurs du Sénégal fukk ak juróom gënul ci kaw nga nangu ne war nga doon panafricaniste ndax ñu bëri ñuy wax nañu bàyyi CFA ñu ngi jiital CFA xaalisu
colonial la CFA xaalisu France la nañ ko bàyyi yenn ñu taxawal monnaie africaine waaw mais CFA monnaie africaine la ndax juróom-ñetti réewu Afrique ñoo ko bokk kon loolu nañ ca des te nag muy loo xam ne ci biir Afrique ñun rek ñoo ko am ak waa Afrique centrale loolu di benn nañu des ca loola jàpp faydaal li nga xam ne lii moo amal njëriñ suñu économie suñu koom ak CFA liñ ko bëggal monnaie waaye mën na CFA sax waaye mën na doon beneen monnaie mun nañu soppi tur ak li ñu bëggal suñu monnaie muy lan muy booy jaay bañ a yem ca fukk ak juróom mën a jaay téeméer loolu am na solo ñaar système bancaire bi maanaam banque yi muy fii ak Mali ak Côte d'Ivoire ak Bénin noo bëggee yónnee xaalis mu gaaw a dem chèque boo déposé ñaari fan mu dem ca sa compte et cetera et cetera loolu dafa di loo xam ne tubaab bi nee na ce sont des acquis buñ ko bàyyi. léegi nag bu fekkee ne jóg nga ne li ma neexul ci CFA mooy suñu digganteeg tubaab bi suñu digganteeg France bu boobaa ma ne la waaw loolu accord de coopération la diggante ñi bokk CFA ak France kon loolu nañ ko seetaat man bañu ma ko nañu seetaat loolu soppi ci liñ ci bëgg a soppi mën nañu dem sax ba jàpp ne war nañu bàyyi France ànd ak États-Unis ànd ak Japon ànd ak Arabie Saoudite mën nañu dem ba ne soxlatuñu kenn nañu doxal suñu bopp waaye nag mu am loo xam ne loolu économiste bi moo ko wax am na solo ci CFA muy les aspects techniques ndax loolu dafa di émotion. d'accord man loolu jaaxaluma te am na lu ko faj li am solo mooy ndax suñu CFA dafa war a doon monnaie fixe arrimée à l'euro ndax suñu CFA dafa war a am te loolu moom la ñu jàpp dafa war a gën a souple te buy fekkee ne njëgam day dem di ñëw nay dem di ñëw méngoog li nga xam ne lii mooy koomu Sénégal ak koomu dëkk yi nga xam ne ñi ñoo bokk ci biir union. léegi nan nga gisee contrat Sénégal ak grande société française